maa ngi commencé utiliser réseaux sociaux yi surtout avec Facebook depuis 2010 ren la am juróom-ñetti at maa ngi utiliser réseaux sociaux yi. Facebook surtout bi may soog a commencé ay affaire jigéen yooyu rek ay photo laa doon dugal ay publication des fois surtout ay su ma nekkee ak samay xarit wala sama xarit bu dugalee ay photo ma commenté wala ma aimé après loolu rek laa ci doon utiliser. man na bi may gën a utiliser WhatsApp la WhatsApp bi si laa am plus d'amis waaw si laa gën a am ay xarit bien que Facebook bi am naa si ay amis mais man li ma koy utiliser bariwul WhatsApp bi daal moo ma gën a intéressé. si WhatsApp dama ciy waxtaan ak samay xarit di si waxtaan ak samay waa kër day tax au lieu ma fiy nekk di jënd crédit di woote téléphone muy gën a cher si man muy gën a bari si man su ma jëndee connexion passe connexion dinaa si mën a waxtaan pratiquement si journée bi yëpp. bon réseaux sociaux yi Facebook ak YouTube laa ci gën a utiliser bon parce que YouTube bi parfois benn émission wala benn émission raw la à la télé parce que kër ga doo am jot seetaan ko après di nga mën a rattrapé wu wala nga am ay causeries yoo xam ne da nga ko bëgg seetaan nga dugg ci seetaan ko wala nga bëgg am ay recettes yoo xam ne da nga ko bëgg def kër ga nga ñëw xool nan lañ koy defee exactement ci boo ñëwee ci YouTube bi di nga fi mën a am. une fois ma dem liggéeyi wàcc su ma amul ay activités yu may def sama kër laay toog bëriwuma lu may génn donc dugg bi ma dugg ci Facebook ak ci WhatsApp yépp donc su ma toogee ma wéet sama kër ci laay nekk di xool wala bu ma amee temps ma nekk di ci xool xam nga di lire yenn post yi nit ñi di dugal ma xool yan moo ma ci intéressé ma lire ko su ma liiree ba pare su ma mënee commenté ma commenté su ma mënee aimé ma aimé su ma intéressé wul aussi ma jàll. dinaa si jàng ndax damay soxla ay recherche yenn saa yi dinañ ñu jox ay exercices yoo xamante ne dangaa war a dem si réseaux sociaux yi def si ay recherche mais du ma si jaay mais mën naa am xarit boo xamante ne day jaay ma defal ko publicité dugal si sama statut WhatsApp defal ko publicité di ko jaayal tamit yenn saa yi tamit ma amaale ay xibaar su ma soxlaa ay xibaar ma dugg si réseaux sociaux yi di xool xibaaru bis bi. xëy na bonus bi ci nekk rek moom mooy comme man dama nekk di def marketing de réseau par exemple ci laay jaayee yenn articles yi nga xamante ne moom laay jaay yëpp dama koy def ay statut Facebook su ma ko defee statut Facebook wala ma def ko ci statut WhatsApp moom mooy permettre sama yenn xarit yi nga xamante ne dañoo abonné ñoom bu ñu ko gisee rek s'ils sont intéressés ñoom dañ may envoyer message privé ne ma par exemple je suis intéressé par telle ou telle chose su ko defee ma wax leen nii lay demee ak nii ak nii ak nii. Facebook dama siy liggéey parce que damay dugg di xool ay coiffure parce que da ngay gis benn coiffeuse bu dugal bu leetu def lu rafet posté ko Facebook dama siy liggéey. ba may soog a tijji mosuma def sama photo man mosuma koo dugal mosuma koo publier même sama photo profil sax. nekkul sama photo man sama jëm moom moo ci nekk benn fleur moom moo ci nekk te mosuma ko changer aussi publication aussi daaw ma ko def dama daan rek ñëw rek xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo publier ma bu dee dama bëgg partage ma partage wala ma def commentaire bon am na nag benn instant daan naa def ay publication parce que dama nekkoon ci benn structure te ñoom ci loolu la ñuy liggéeyee te boobu c'est purement professionnel. soog a ñëw nag dama ci nekkoon lu kenn xamul rek comme ça dañu may ñëw rek balancer sama photo yëpp mën naa si dugal album xaw ma woon nu muy demee dama foogoon ne boo ko dugalee day am fu muy stocké wu nekk te boo ko dugalee ñëpp dañ koy gis après am ku ma si corrigé ma daal di bàyyi ma commencé bàyyi loolu souvent may changer sama photo profil mais ma dem ba mujj gi profil bi damay def benn profil rek mën na si nekk ay 3 mois voire même 4 mois. mais anniversaire sama xarit buy anniversaire ma souhaité ko ci joyeux anniversaire parfois bu ñu defee bu ñu publier dara ma commenté wala ma aimé. balaa ngaa dugg si kon wala di inscrire si Facebook wala WhatsApp da nga war a xam d'abord lan moo tax nga bëgg inscrire bu dee da nga inscrire pour comme ni nga ko waxee jaay pour wala def promotion li nga nekk def baax na bu dee da nga bëgg inscrire en tant que personne pour mën a discuter ak say amis aussi mën nga ko def mais. bu ñu inscrire souvent dañuy laaj ay information dañuy laaj ay loo xamante ne bu ñu ko dugalee ba pare duñ ko mën a changer même bu ñu koy changer information yi day des
donc loolu il faut ñu bàyyi si xel tey boo jëlee da ngay def sa tour tey bind Bassirou Gassama dugal sama information lépp lu ma photo daf ma engagé man en tant que Bassirou entre autres bu ñu demee ba si biir aussi xool parce que tey boo nekkee réseaux sociaux la du ñàkk nit dina la demander ami na bëgg naan maanaam bëgg naa ñu xaritoo mais est-ce que nit boobu xam nga ko c'est pas parce que nit bi mag moo ak sa benn mag wala sa benn xarit ay xarit lañu mooy forcément moom sa xarit la moo tax aussi daf si am solo ku ñu xool bu ñuy sélectionné xool yan nit lañu mën a accepter su suñu liste d'amis aussi yan nit lañu mën a ajouter ñoo xamante ne mën nañu waxtaan ak ñoom. instant bii nii fi ma toll nii am naa lu ëpp junney ami am na sama ami yi am na ñoo xamante ne nii xam naa leen am na ñoo xamante ne nii xaw ma leen am na ñoo xamante ne dama leen xamoon xaw leen a perdre Facebook moo permettre ma retrouver leen am na ñoo xam ne xaw ma leen woon Facebook laa leen xamee am na ñoo xamante ne instant bi samay ami lañ mais taxul ñu xamante taxul ñu miinante parce que tant que ñoom envoyé wuñ ma message man duma leen envoyé message. waaw bu amee ñi nga xamante ne abordé nañ ma te xamuma leen li may njëkk a def moom mooy ma wax ko mu présenté wu wax ma moom mooy kan su ma waxee moom mooy kan ba pare ma ne ko ndax def ma xam en dehors de ajouté bi ma ajouté ndax def ma xam feneen fu dul ci Facebook bi su ko defee genre enquête bu ndaw laa koy def daal su fekkente ne xam na ma xam ma laaj ko fan lañ xamantee woon wala bu nekkee dafa am kenn koo xamante ne sama ami en commun la ak ma ne ma diw laa xam mos nañ tasetel wala mos nañ tasetel su ko defee ma mën a réfléchir la même moo xam ne kii kat xam naa ko su fekkee par exemple mosuma ko xam ça dépend aussi ci nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama ami en commun ak moom pour xam yan genre rapport laa war a am moom su fekkee famille laa bokk ak moom wala ci ñi ma bokkal famille laa xamanteel ak ñoom wala ku ma bokkal daayra bu ci nekk daal am naa nu may aborder moom ak relation yi may am ak ñoom daal. des fois damay wax ak ñoo xamante ne ni xaw ma leen mais wax bi du bëri. parce que man su ma la xamul toujours damay xaw a moytu si yenn wax yi boo ma envoyé message moom dinaa la répondre avec respect du ma la ñàkkee kersa su ma la tontoo pare naa ci tant que waxoog man nag du ma wax ak yow su ma la xamul moom xaw ma la. comme récemment am na kenn ku ma abordé envoyé ma message ma ne ko yow foo ma xamee mun ma xam naa la ma demandé ko yow foo ma xamee mun ma ci Facebook bi fekk dafa ma envoyé message sama si Messenger. dama envoyé message man foo ma xamee mënuma Facebook foofu nga jëlee sama numéro ma ne ko malheureusement Facebook mbedd la man je ne te connais pas fekk loolu la bëggoon a aborder ak man moo tax ma ne ko Facebook mbedd la te ku ma xamul du ma aborder ak yow ci domaine boobu noonu mu daal di arrêté boobu laa ko gëjee gis mu envoyé message. man nag puisque damay liggéey ni aw ma temps mais les lundis xam nga mooy sama jour de repos léegi nag lundi yi nag je peux dire que ne si réseaux sociaux yi laay yenn bis mel ni WhatsApp ak YouTube. man su ma yeewoo bu ma ubbee samay bët rek jël naa sama téléphone daal samay connexion xool sama message su fekkee damay jàng si moom dinaa xool sama téléphone nii gis heure bi defal lu may def yëpp su ma génnee suñu kër rek daal di taal connexion bi rek nekk si yoon bi di wax di xool message. su may nelaw téléphone bi dama koy teg sama wet du ma sori même su fekkee dama kaa branché sax di chargé sax wante nee nañ wóorul mais mënuma ko damaa takk sama téléphone dafa mel ni comme benn liir si man. du ma si yenn parce que parfois dama koy privé sama bopp dama naan semaine bi moom du ma connecté wu damay teg complètement connexion sinon dafay mujj moom la dangay mujj dépendant ba mu ëpp te bëgguma ko. non Facebook ak WhatsApp ñoom ñooy sama passe-temps parce que man des fois sax damay préférer di wax sur Facebook wala di bind di def yeneen affaire Facebook wala WhatsApp que sax may wax ak ñi ma toogal parce que man loolu daf may arrivé souvent su ma bëggul wax damay préférer toog bind. man nag réseaux sociaux bi su si mel ni WhatsApp bi nga xam ne moom laay gën a utiliser du ma si yàgg su ma waxee l'essentiel après pare naa si du ma si nekk di wax ak su ma waxee kii pare wax ak kële déedéet essentiel rek laa ci wax. gis nga réseaux sociaux yi kenn ku nekk ak lu la fa yóbbu am na ñoo xamante ne dañ fay dem pour def promotion produit am na ñoo xamante ne dañ fay dem pour wonewu am na ñoo xamante ne dañ koy def aussi pour sensibiliser ku nekk rek ak li la fa yóbbu mais comme nañ ko waxee lu ñu seetlu moom mooy li ma sama benn xarit di wax tout le temps nee na yéen réseaux sociaux yi jigéen ñee ci gën a bëri te effectivement dëgg la te nee na jigéen ñëpp koo ci gis
post yi ñuy gën a def post yi ñàkk fayda la ndax nee dañuy wonewu wonu seen solu wonu seen maquillage won seen yi ñuy def seen biir kër ku dem marché nga photo wu ma ne ko mais pourtant loolu ñëpp a koy def ma ne ko góor ñi sax léegi dañuy nekk seen bureau yi di photo wu dañuy sangu ba pare di diwu photo wu waaw wala boo photo ba pare tamit nga xool ak application yi nga xam ne ñoom ñoo am ci téléphone bi nga raxas ko ba mu set boo ko raxasee ba mu set par exemple boo ko xoolee mu posté nga posté par exemple benn tey jii bu ma toogee nii ku ma gis xam ne maa ngi nii damaa ñuul damaa ñaaw su ma jëlee sama téléphone mu photo ba pare ma jëlaat laver photo bi def ko Photoshop photo bi dafay xees photo bi dafay rafet ma dugal ko su ma ko dugalee nag damay bëri ay like damay bëri ay j'aime. jaayu beeg yooyu moom waa jaayu la man jaayu sax laa ko mën a tudde de. jaayu laa ko mën a tudde parce que tamit vraiment jàpp naa ki nga xam ne yor na borom kër jarul muy def yooyu chaque instant boo solo yére bu bees photo booy dem ci douche bi photo booy génn sa kër photo di ko balancer ci kii loolu amul benn sens. parce que y a des gens yoo xamante ne ni yow saa yoo duggee da ngay gis souvent day mel ni que si ñoom par exemple suñ solo ba rafet rek il faut ñu photo posté ko wala ñu filmer génne ko tout le temps daal yow da ngay dem ba yow da ngay miin seen presque seen quotidien ci Facebook bi. dañuy def souvent sa humeur tey noo mel rek nga dugal ko par exemple tey damaa kontaan ma dugal si tey dama wane ne dama kontaan tey sinon suba dama am lu ma naqari ma bind ci triste malade sa vie privée yëpp nga daal koy étaler si réseaux sociaux yi te amul benn sens pour moi. parce que am na benn mbokk bu ma doon wax mu ni ma am na ñi nga xamante ni seen armoire mi ngi ci Facebook bi yére yu ñu mës a am photo wu nañ ci posté ko te loolu noonu mu mel ni mujj gi dafay mel ni da ngay vanté wu da ngay wane wu te loolu jaaduwul. bañ a joxe information yu sensible information suñuy famille te xale bu door a judd sax dañ koy partagé photo ñëpp xam ne diw de tey ak am na doomam bi nii la commencé mel loolu lépp agresseur yi mën na doon ay plan yoo xamante mën na ko laal sa kaw ba ëllëg mu mun laa lor sa njaboot donc il faut loolu ñu bàyyi si xel bañ a partagé loo xamante ne ñëpp dinañu xamal parce que tey dafa gën a yomb nga xam nit ki nag dafa kontaan nag dafa mer à partir ci compte WhatsApp am wala Facebook am nit ki bu meree rek posté na wala bu amee lu ko métti da koy njëkk wax souvent say noonu xamoo kam moo nekk si réseaux sociaux yi la mën na la utiliser loolu noonu wax si yow wala def loo xamante ne ëllëg na la lool. man j'ai l'impression que ne léegi da nga gis ko am problème Facebook mooy doon sa avocat wala sa avocate moom moo lay plaider li lay metti si nga koy waxee wala genre say divorcé nekk si Facebook bi def ni ak ne genre na mu ma dara ba amaat si beneen copain te gis naa fi tam ñoo xam ne tam si Facebook la ñu xamante ak seen mari wala seen jëkkër ba tey yi sëy am si. koo xamante ne nii moom ci réseaux sociaux yi kese ngeen xamante mosoo ko gis xamoo ko xamoo jikko mosoo ko fréquenté loolu moom c'est pas sûr c'est pas prudent daal à moins que après ngeen xamante waaw nga jéem a gëstu xam kii mooy kan lan mooy famille am ci ban famille la bokk lan mooy jikkoom mooy ay fréquentation am ba nga xam ko mu doy la mais bu fekkente ne da ngeen gisan kii nii virtuellement nii rek moom loolu moom c'est pas prudent du tout parce que di nga ci dugg nga dem ba ci biir am ci yoo xamante ne nii xamoo ko ci woon waaw parce que réseaux sociaux yi du lépp lañ lay wan liñ la bëgg wan rek lañ lay wan. gis moom gis bëgg yàlla moo koy def peut-être tamit ñoom yàlla daal tudd seen sëy si aras mais Facebook la ko waroon a jaaralee maanaam daal Facebook daal day yàq mais day defar. parce que boo xoolee da ngay gis ay góor ñoo xam ne dañu toog ak seen jabar wala ay jigéen ñoo xam ne dañu toog ak seen jëkkër mais duñu occupé wu si ñoom seen temps bi yëpp dañu si nekk si Facebook WhatsApp léegi da ngay gis góor goo xam ne ni day toog nekk si portable am di connecté wu di wax ak gelam bàyyi sa jabar ferme toog. parce que tam jigéen bu am jëkkër nekk di lu nekk nga posté ko di sol ba jekk posté ku nekk di commenté bu fekkente ne ki nga nekkal dafa fiir et tout mën na indi problème tamit waaw parce que nit ñi tam soo posté mënoo leen tere commenté. Facebook kañ boo xoolee léegi Sénégal yëngal na ay sëy yu bëri sax da ngay toog yow sa jabar di wax ak yow sa doo ko faale mu mer jekki saa na talaw ba yaa ngi nekk di wax ak sa gel yi si Facebook wala si WhatsApp bi day ay sëy yu bëri nag moo ko yëngal moom. loolu bu jeexee aussi ñu xoolaat bu baax lu ñuy posté su ma nee posté mooy photo yi lu ñuy bind parce que tey loo gis am na règlement tey boo nekkee si réseaux sociaux yi bul yaakaar ne waaye mën na fa def lu ko neex non dafa am ay règlement yoo xamante ne boo ko defee yoon mën na dal sa kaw tey mel ni ay saaga wala di photo ay yónnee ay photo yoo xamante ne aajowul ak suñuy mœurs tey ngay def ay photo yaramu neen wala say cër yu bëri di génn nga koy posté loolu yëpp nit waru ko def boo nekkee si réseaux sociaux parce que ni ma ko waxee tey
ay sëy yu bari tas nañu ngir médias sociaux yi tey ngir benn photo boo xamante ni da koy posté ci Facebook bi jëkkëram gis ko wala benn mbokkam gis ko indi ko problème bu dul jeex. exemple bu yomb am na benn femme boo xamante ne voilà jëkkëram mu ngi extérieur bu woon ko yónnee ay photom yoo xamante ne ay cëram la woon photo bi yaramu nen par rapport mu doon yónnee mu juum mu yónnee ko ñeneen te photo yooyu gars yi tas ko ci dëkk bi yëpp femme bi elle était obligée vraiment quitter fu mu ne woon dem feneen parce que gàcce bi la woon un peu gàcce bi mu amoon par rapport ak photo boobu noonu bu ñuy inscrire sur les réseaux sociaux xam ne adduna bi yëpp mën nañu gis adduna bi yëpp mën na xam lu ñu nekk di def kon nekkatu loo xamante ne c'est personnel comme yow rek nga nekk sa néeg affaire yooyu noonu te ñu bëri gis nañ dañuy toog seen néeg filmé wu def lool ak lool yaakaar ne kenn du leen gis ëllëg ñu gis seen vidéo yi parce que téléphone mën na gën ñu sàcc ko keneen ñëw partagé ko sur réseaux sociaux doo si mun dara. ma ciy gis lu ma naqari nag bëri na rawatina jamono ji ak xale yi nga xamante ne ñoom la ñuy sàcc xale yi nga xamante ne moom la ñuy violé xale yi nga xamante ne dañ leen di rendi ñu naan ay sacrifice la yooyu vraiment bu ma gisee ay post yu mel noonu daf may metti beneen bi tamit bokk na si li nga xamante ne ci yenn groupe yi ma bokk ci gën a bëri ñi nga xam ne dañuy am ay yenn problème ay problème de couple wala problème yoo xamante ne ay problème familial ñi nga xam ne dañ koy exposé ci yenn groupe yi ñi bëgg ay solution par yenn saa nga lire ay yenn histoire yoo xam ne dafay daw sa yaram nga lire ay histoire yoo xam ne vraiment sa journée yëpp dafay yàqu. par exemple man démb xaw ma bëkki démb bu ñu waxee xale bi nga xamante ne moom la ñu jël ñu violé ko ba pare ñu rey ko ba ma ko liiree xool ko ma gis ni ñu ko décrire sama journée yëpp a yàqu ma tiit nga xalaat ne am nga rakk am nga doom am nga ay sœur am na ñu la jege ak doom nu mu fooree nga dégg ne rendi nañ ko noonu xam nga loolu dafay yàq journée loolu c'est vraiment écœurant te loolu nekk na ay posts yoo xam ne parfois da nga ko gis ci Facebook bi mu naqari la parfois nga gis koo xamante ne par exemple dafay nekk ci problème mu wóor la ne yow mënoo ko fajal problème am te am na problème yooyu tamit boo ko liiree daf lay naqari yu bëri daal par yenn saa da nga koy gis da nga koy déplorer lu bëri. bon dinaa si dégg WhatsApp bi dinaa si dégg ay problème dinaa si gis tamit nga xam ne neexuma comme par exemple yenn vidéo yi ñu lay envoyé yenn jigéen yi ni ñuy def wala yenn vidéo yi nga xam ne da ngay gis soit pédophilie dañ si gis ay pédophilie ñuy violer ay xale yooyu daal daf ma naxari na ma trop en tant que mère en tant que citoyenne en tant que éducatrice naxari na ma trop sax si li may gis si WhatsApp ak yenn wax yi ma siy dégg tamit ay yenn xuloo yi nga xam ne vraiment entre góor ak góor vraiment loolu naxari na ma trop si ñu ma koy envoyé parce que mënoon na ñàkk mënoon na bañ a yëg si ba si WhatsApp bi loolu. réseaux sociaux mës naa see am problème benn jour mës nañ jël sama photo ñu commentaire ko daal di ma si wax lu ñaaw mais après métti na ma mais jàppewuma ko dara dama kaa supprimer ma ko effacer après ma fàtte ma jàll si leneen nit ki ka def tamit ma daal di koy génne samay amis parce que xamante woon nañ nii rek ma daal di koy bloqué. Facebook nag dund naa si lu ma neex dund naa si lu ma naqari waaw dund naa si lu ma neex dund naa si lu ma naqari def nañ ma lu ma metti daal posté sama photo wax du n'importe quoi man sama benn copine dama toog na sama copine woo ma na ma kii ma nekk am mu ne ma connecté Facebook parce que compte temps def nañ la si lii ak lii. na benn jour mos nañu pirater sama compte bi bañ ko pirater woon ñu ciy def ay photo porno affaire yooyu sama xarit ñoo ma woo ñu ne ma sa compte bi dañ ko pirater après dama ko désinstaller installé waat ko donc mise à jour ko après mu dañ. beneen bi aussi am naa sama benn xarit boo xamante ne sama promotionnaire la dañ doon waxtaan tout le temps comme nekkul Sénégal dama ko xawoon yàpp nag donc dañ doon waxtaan tout le temps benn jour mu jékki-jékki rek jël téléphone am jël machine am bàyyi ko fa déconnecté wul léegi benn cousin am ñëw ba mu ñëwee mu utiliser compte am di waxtaan ak man comme si même personne bi laay waxal alors que du woon moom mais au début j'avais cru que moom la mais bañ demee di discuter ba benn instant ma gis ak nu muy waxee ak man ma ne kii kat nduroowul ak ki nga xamante ne moom laa doon waxal parce que kii comme xam naa ko façon wax yi daana ko wax ak man su ko waxee rek am na lu xew après pour ma xam ndaxam moom la wala du moom il a fallu ma poser ko benn question boobu ma ko posé woon nag nekk woon en mesure pour mu répondre ko ci laa ko démasqué ma xam ne du woon moom. waaw ñii di jël seen photo yi di changer profil yu jàmbur di fa dugal seen photo man mës naa ko gis
déjà am na benn exemple man sama borom kër dindi nañ photom benn jigéen dindi na photom dugal fa photom man gisuma ko parce que mooy li ma la wax rek man li may passé temps ci réseaux sociaux yi bariwul su ma si waxee sama soxla pare naa si bu dul jaay bi wala wax ak ki nga xam ne intéressé na pare naa mais ñeneen ñoo ko oo nekk yow sa Facebook am na beneen photo jigéen bu si nekk xam nga loolu mën na indi problème si ménage man su ma ko teeloon gis xëy na ma am benn réaction bu daf may choqué damay choqué wu sax dinaa ne mais kii photom lu muy def fii mais man heureusement laa jotuma gisuma ko. mais après moom wax explique moom sax moo ma ko wax moom moo ma xamal ne man sama photo dañ ko piraté dugal fa beneen photo jigéen parce que moom xamu si woon dara ñeneen ñoo ko wax. il faut gars yi xam mun a dugg si paramètres yi xam ay secret yu bëri yu fa nekk tey à partir des réseaux sociaux yi mun nga def en telle sorte que nit ki tey boo connecté woo boo dugalee sa mot de passe ba pare am nga possibilité ñu yónniwaat le message de confirmation pour que réellement confirmer ne yow yaa nekk di connecté wu sa compte Facebook loolu lépp ay règles loo xamante ni da ko war a mën a def si compte Facebook am pour xam réellement kan moo nekk di dugg Facebook wala kan moo duggul si Facebook am mun nga dem sa paramètre xam yan ordinateur wala yan téléphone nga connecté wu durant sa semaine bi yëpp nga mun ko déconnecté aussi di conseiller nit yi ñuy mën a changer seen mot de passe yi parce que am ñoo xamante ne dañuy yor mot de passe pendant 5 ans mais ce serait bon que chaque mois wala chaque 2 semaines ngay mën a changer sa mot de passe yi day changer tey mot de passe bi parce que day tax un peu renforcer sécurité nit yi bañ a di cliquer n'importe quel lien parce que nit tey am na lien pës gis benn lien rek benn xale bu jigéen bu xaw a sexy rek nga posté or que virus la mun na doon format virus boo xamante boo ko dugalee automatiquement day jël possession sa compte sa information personnelle di ko jàllale sa yeneen mor ami yaakaar naa diw de nekk lii la nekkee sa réseau parce que gis nañu bëri te naan sama compte Facebook bi de yoratuma ko daa am ko piraté sama compte Facebook di la ci samay mbokk xaalis naan maa ngi fii te loolu yëpp souvent lu ko indi mooy ñàkk kaaraange bi mooy mot de passe bi souvent suñu mot de passe day vulnérable dafay neex a deviner c'est pas renforcé à temps parce que c'est pas pour rien boo dugal mën ñoo naan faible moyenne c'est bon. li ñuy passé suñu temps ci téléphone bi wala ordinateur moo ëpp da ngay gis sax am na benn anecdote bu ma la ci nettali benn couple ñoo ma ko doon expliquer ñoom ay kii lañ ay belge lañ couple boobu ñu ne ñoom dañ mas a dem restaurant ñaari couple bi léegi bi ñu duggee ñoom ñi ngi lekk seen lekk mais nee na ñu xool beneen table ñaari couple ku nekk yaa ngi ne nii ci sa téléphone kon loolu ana invitation boobu loolu amatul sens bi mieux vaut nga toog sa kër mais dem ba resto ku nekk yaa ngi kii xool kon loolu amatul sens donc nit ñi li ñuy passé seen temps ci téléphone yi ak ci ordinateur moo ëpp nit ñi waxtaanatuñu ci face à face toog nii waxtaan ni da ngay gis benn groupe de personnes ku nekk yaa ngi ne nii bu ñu leen doon rey sax duñ ko yëg parce que ku nekk yaa ngi concentré donc loolu war nañ ci xoolaat bu baax daal éviter wàññi tuuti. non léegi moom si portable kenn faalatu kenn balaa ngay faale kenn sax léeg-léeg sax ñeneen da ngay gis nga xamante ne ñu ngi yor doom dañu nekk si Facebook wala si nekk si WhatsApp seen doom yi di jooy fee loolu léeg-léeg dañuy bàyyi xale ba mu dem laal dara mu lakk ñu soog a daw fekk loolu yëpp si WhatsApp moo ko andi. parce que avant yi di bëri ñun par exemple bi ñu nekkee ay xale da ngay gis kër gi ñun bu ñu dajee si biir kër gi ñëpp dañuy am relation waxtaan bi et tout mais léegi loolu surtout portable yi daf ko xaw a yàq parce que kenn ku si nekk yaa yor sa bos toog sa koñ di connecté wu nekk yaa ngi waxtaan ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi si virtualité bi di waxtaan ak ñoom au lieu que nga waxtaan ak ñi nga xamante ne yeneen a dëkk mais da nga siy kan ba yow da ngay fàtte ne sax ci salon bi nga toog par exemple di ay ñeneen ñu ngi ci parce que yow yaa ngi ailleurs. am na benn femme boo xamante ne nee na jëkkër bi bu xasee wàcc nekk si connexion bi wala mu nekk si jeu yi même soo koy woo reer sax dafa naan reer leen ndax tellement daf si accroché mais yooyu tam. xam nga ne nekk di connecté wu gënul am importance bi nga toog ak sa famille reer. Je pense que dans l'avenir on risque même de perdre notre aspect humanitaire en fait. On risque de ne plus avoir cet aspect de communication interpersonnelle bu ñu nekk di am parce que réseau nu muy demee nii day dem à certains moments nañu accaparer dañu yaakaar ne lépp tout ce qu'on doit faire ça doit être maintenant digital. Il y a un aspect positif là de ça mais il y a un aspect vraiment négatif mooy tey après dañuy dem ba nit yi duñu mën a waxtaan. sutura bu naroon am si population dootul amati te da ngay am mun a woo sa benn xarit ngeen waxtaan nga jooy loxo mais léegi tu préfères l'étaler sa àdduna bépp xamal
Donc dans l'avenir, on risque d'être accaparé, d'être vraiment phagocyté par ces médias sociaux-là, d'être totalement dépendant. De l'autre, à côté même, il y a des conséquences sanitaires, côté santé, par rapport aux zones, par rapport à ce que ces outils-là sont en train de faire par rapport aux populations, surtout c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont connectés au téléphone. Ba fajar muy lool dem yoonam moo tax tey xale yu ndaw ñooy toog di fàtte wala di am ay problèmes mentaux du genre parce que souvent c'est lié à une très mauvaise utilisation de ces outils de communication. Donc vraiment c'est inquiétant. Si ça doit continuer comme ça, on risque vraiment de perdre beaucoup de choses, d'avoir des conséquences tant au niveau du point de vue sanitaire que économique même. Parce qu'aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent pour jënd benn passe connexion tey amul sax lu muy añee mais boo ko joxee benn 500 balaa mu dem jënd mburu day dem jënd passe internet dem connecté wu. Productivité au niveau des entreprises wala que nit ki tey liggéey si benn dossier pendant 24 heures dina ko liggéey pendant 2 à 3 parce que du am jot bi day nekk di waxtaan ak benn xaritam benn booyam wala et cetera. Souvent loolu yëpp day nekk na loo xamante ne day réduire suñu taux de productivité. Émergence bu ñuy ñondi boobu dama ragal bu naree ko ne duñu si atteindre carrément. Donc il faut que vraiment état bi société civile mën a encadrer utilisation boobu parce que pour moi c'est important sinon on va droit vers la dérive en fait.